si digg bi seen bloc d'information la Total tey jii ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum renouvellement parc automobile fii ci Sénégal ñu fiy dalal Ibrahima Ndongo nekk consultant ak Mansour Nir bokk ci syndicat bu ëmb ñuy yëngu ci wàllum transport routier sëñ Mansour maa lay dalal jàmm ci plateau bloc d'information la Total. macha allah alhamdulilah salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen sant di leen ziar. Ibrahima maa lay nuyu yow tamit di la dalal jàmm. maa lay nuyu El Hadj Malick kontaan ci invitation bi. dégg nga te xalaat ni dinañ fi waxtaan bu am solo ci ñi nga xamante ni ñoo taamu di déglu ITV Média ak iRadio. am na solo Ibrahima alors sëñ Mansour renouvellement parc automobile ñu ngi koy wax di ko waxaat boobu ba léegi si sa gis-gis lan moo tax mbir mi ba léegi yembagul. loolu bu fekkee état moo koy renouveler. oui dafay gaaw. mais su fekkee état renouvelé ko ay concessionnaire ñoo ñëw indi seen matériel di ko jaay produit la ñu war di ko jaay. comme ñoom dañ ko indi nag di ko jaay te noonu noo koy jënd noo koy fay dañ na war a bàyyi nu waxaale ko seet bi nu gën a. état doon noo ëmb ca ginnaaw nu mën a fay. loolu rek mooy wax ji mais bu fekkente ni état mooy changé dañuy indil sa oto ma changé la oto loolu lañ d'accord. alors renouvellement bi mu soxal 45 000 véhicules naka noonu 900 milliards. waaw la état bi. wax moom moo soxal lépp lu jëm ci wàllum renouvellement bi nan nga ko jàngatee. loolu lay man ànd naa ci. est-ce que état bi mooy financé wala daf nuy garanti. loolu lu jaar xam la bu fekkoonte ne ci tata yi ni ñu ko defee woon la. état dañu génne woon bu njëkk bi 14 et quelques milliards. jox ko premier tranche bi. ñooñu dem ba fay ko bu mën a fayal seen bopp mën a jëlal seen bopp est-ce que loolu lay demee ci noonu parce que amul ci iranien yi bi ñu ko waxee amul. iranien yi. lañ ñu waxoon dara normal ci dara baaxu ci. tata yi moom ni ñu ko waxee baax na mu ngi dox ba léegi. mais ni ñu waxoon ci iranien yi kon baaxul. cette place yi nag. cette place yi jublaguñ ci woon. bu fekkee dañu jublu ci cette place yi. ki amee lu kenn bor nga bëgg ko yenn ay bor da ngay jël alalam ni ko nan laa la nii sa matériel bi lii laa koy jëlee maanaam prime à la case dama jël sa matériel bi kat jël ko temps laa koy jëlee comme ni ñu defoon ci tata yi. da ngay jël benn car rapide jox ko benn tata car rapide yaa ngi koy ay 3 millions 500 ba 4 millions ba 2 millions 500. ba 1 million 500 am na ci ça dépend ci état wu oto bi mais cette place bi ngay jël nag amee lu kenn bor ci la yor këram di ci joxe dépense xëy jël oto boobu teg ko fële yan ko bor yu bees dàq kooku dugal ko fitna bu mënta dem. alors Ibrahima Ndongo nga nekk consultant alors renouvellement bi yow nan nga ko jàngatee ànd nga si lu monsieur Ndir wax Mansour. waaw xam nga renouvellement dañ ko wax mais bu ñu waxee renouvellement parc un parc dafa large ay gamme yu bëri. kon mbir mi yombul de. dégg nga am na fi ay yu ko fi jiitu. car rapide yi nga fi gis tey jii renouvellement moo ko fi indi ay car ndondi yi moo fi nekkoon. ñu ci woon car ndondi yi. donc car rapide ñëw fi donc mësas na ko fi def. dégg nga yàgg na ñu fi def ay renouvellement mais du fekkee dañu renouveler parc dégg nga daf ni ay segments yi nekk ci biir transport dafa bari. dafa da ngay gis ni léegi sax Jakarta yaa ngi fi. dégg nga taxi urbain yaa ngi fi yoo xamante ni Jakarta yi sax fekk dindi nañ leen jëlee nañ leen fi. dégg nga gis nañ fi boo xamante ni yu réussi yoo xamante ni comme bu AFTU mais boobu banque mondiale moo dugaloon loxoom. xam nga foofu y avait donc dafa moo ëppoon moo gënoon a leer moo ëppoon transparence mais ci ñi fi def dégg nga actuellement nii bu AFTU moo ci réussir. mais yi ñu fi def nañ fi iranien yi moom wax na ko. réussirul def nañ fi dégg nga bu poids lourd yi boobu moom morne la def. dafa commencé rek daal di dee. dégg nga boo defee nag bu ñu bëggee commencé bi ni 900 milliards. xamuñu kan moo ko financé xamuñu da nga ban gamme la parce que. cette place loolu yëpp leeragul. non cette place rek la ñu wax ñoom. oui alors que cette place ñu ngi dem ba remplacer ban oto mooy ay 14 places. oui. alors que bu fekkente ne 14 places boobu actuellement mi ngi fi nekk actuellement nekk na fi te nekk état vétuste boo xamante ne ñoom cette place 14 places bi lan moo koy remplacer kon. xam nga dafay posé waat beneen problème moo di nii dañu war a topp gaam yëpp. ñu def leen dégg nga depuis les Jakarta les clando parce que fu nekk nii waratu am exclusivité. waratu ñu dàq kenn ci transport ñi fi yëg yëpp la ñu war a yëngal la ñu fa dugal leen ci biir assainir ko nag mu set. comme ça maraudage bi ak liggéey bu nga xamante ne awul yoon bi jeex. ak clandestinité bi. waaw loolu dañ leen liggéey dañ leen war dugal c'est des Sénégalais c'est des opérateurs. mais bu ñu leen facilité ñoom tam ñu dugg ci transport bi am ay kayit yu war dégg nga liggéey bi ñu war mais y a pas de problème. mais le problème fi nekk nii mooy ñoom ñu nekk ay professionnels ils sont rudement concurrencés. mais alors Ibrahima Ndongo cette place yi yàggaay bu ñu yàgg tamit est-ce que jotul vraiment ñu noppal leen.
war nañ leen noppal. oui mais xam loolu lépp lu ko indi. mooy le fait que on n'a pas Sénégal état bi moo fabriqué wul ay entrepreneur ci transport. waaw loolu la c'est-à-dire que état mooy fabriqué nit ñi moo leen di won yoon utal leen ay opportunités. ñeen kat yow parce que léegi boo seetloo yow doon duma jàngal dara journaliste nga. mais dans les pays du monde entier les pays modernes dañuy wax léegi ay industrie de transport. oui nga xamante ni transporteur dafa nekk un grand monsieur. industrie automobile lépp ngay dégg. voilà dégg nga mais Sénégal bi mu fi nekkee ba léegi si. mais transporteur boo fi gis dégg nga wóolu mu ci wax sax mu ngi nii wóoluwul transport parce que bu amul xaalis tey ji kër la koy jënd da ko luye moo ëpp xaalis ci moom. parce que transport neexul. koo ci amul la transport doxul sama xaalis dafay des ci biir. donc mais naka nga mën a nekk homme d'affaires nekk ci benn secteur ba pare wóoluwuloo secteur bi. xam nga kooku problème la moo nag il faut que état bi ñëw. indiwaat dégg nga ay système parce que xaw nga bi réussir. mooy yi nga xamante ne mooy bu aftu bi. boobu c'est réussi gis nañ ko tey ji ñoom ñooy dem ci banques yi di lever ay dizaines de milliards. mais dañ leen di wóolu parce que ils ont une signature boo xamante ne dafa crédible actuellement. mais borom cette place bu demee ci banque koy jox xaalis. c'est ça le problème. oui alors Mansour renouvellement bi jamono ji dafa bëri lu lënt seen bopp wala. lépp lëndam pour man. lépp lëndam. dara leeragu si. dara leeragu ci parce que concessionnaire bi nga xam ne dafa dem jëli alalam. dikk ni indi otoom gaare ko dem ci état bi nag damay changer parti. mais xanaa nag état bi waxtaan nañ yéen wax leen renouvellement bi nan lay demee 45000 véhicules yi ak 900 milliards ak lépp. de passage maa ngi remercier suñu ministre bi woon. oui Omar Youm muy El Hadji Omar Youm. di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla na ko yàlla jàppale. parce que nit ku baax la doon recevoir di toog ñun di waxtaan ak ñun. ki fi ñëw di ko bees itam yàlla na ko yàlla dalal ci jàmm. nu ànd ak moom liggéey ci jàmm parce que noo bokk réew mi. loolu daal laa doon ñaan ci ñaar yooyu. beneen bi ci des nga xam ne ci affaire parking nga ma wax comme état prononcé wu ci xanaa ministre bi moo wax. mais ministre bi wax na li mu wax dégg naa ko. préciser wul dara. dafa waxaat ba mu leer ci mu ni état changé wul parce que amul oto. jaayul oto moo ko wax ma dégg. muy Omar Youm ku baax noonu la ko waxee. donc léegi ñun concessionnaire moo indi otoom présenté ñu ko dinañu xool nag à quel prix ba mu waxee loolu te dégguma tubaab nag ma xam ni kon bor bi noo koy fay noo ko war a waxaalal suñu bopp. te man tey jii yéen mën ngeen a wutal seen bopp oto te ni mu waxaale. te ni mu waxaale noonu ni mu waxee noonu man gis naa ni. oto yi ñu nuy jaay du 7 places 14 places la. 14 places muy benn te am na 14 places yu mu war a mën a changé da ngeen 14 places la. parce que kooku yàgg na fi Cheikh Serif la. waaw Cheikh Serif mais d'accord nga ni 7 places yi dañ leen war a noppal. non maa ngi ñëw. oui dañu war a noppalu. dañu war a noppalu dañu war a noppalu mais moom rek la am. nit ak li muy dundee nag mënoo ko di waxaani ko toog. mais même sax fekkee moom ngeen am te 7 places yi aussi. te état jël intention changé ko. waaw àndandoo moom ci loolu. parce que état bu ko doon changé dina toog ak noonu ci nuyu. màggataayu oto yi. màggataayu oto ñun ñëpp gis nañ loolu. mais état su ko doon changé day nangu. ndax di dikk ni oto bi jël naa ko ci prix temps oto bi lii ngeen di fay lu xam loolu doon cee dugg dañuy da nga ko jël ko. da nga koy daw li oto boo fi leble oto boo fi leble ñu fay ko mais ci kat ci ban prix lañ koy lebe xanaa oto bi ñu tuddee nii ba ma déggee ñun 17 millions 500 te banque bi duggagul oto bu départ ay 22 millions lay di kan nga koy fay saa yoo ko fayee ñoom mu ngi liggéeyal. foo noppi fay pare nga ci. wax nañ sax même 17 millions 500 waaw ba 19 millions. waaw léegi bu dee foofu bu banque bi dugalee ay intérêt day dem 22 millions et quelque. yow kay day dem ba àgg foofu. mënu fa ba ñàgg banque du leb la xaalisam tegu ci dara mënul nekk. alors Ndongo mbirum prix bi tamit est-ce que. waaw nekk na loo xamante ne dina arranger. transporteur mooy coow li sax est-ce que nekkul lu metti si ñoom. mooy coow li. oui mooy coow li parce que. bu fekkoonte ni déglu nga suñu émission yi fi jaar ci temps yi ci ginnaaw. invité nañ fi benn taxiste dégg nga ñu joxoon leen seen chéri kii yooyu pour ñu def ay taxiste. alors. bi ma ko laajee ñaata lañ ñu ko joxe muy 9 millions lañ ñu ko joxe woon. alors que oto boobu tey boo demee ci concessionnaire mën ko jënd à moins de 5 millions de francs. 10 ans après mën ko jënd à moins de 10. te moom 9 millions. lañ la ko joxe. mais moo tax ñoom ñëpp dañoo daanu. kañ la ci génn. dañu daanu mais xam nga le problème mooy du fekkente ni renouvellement bi dafa nekk ay intermédiaire moo nekk ci entre le concessionnaire ak l'opérateur dégg nga te ñu bëri dafay indi ay problème état du def business. il faut qu'on se le dise état day faciliter les citoyens pour que ñu mën a def seen liggéey. correctement dégg nga di ko fay ay taxes kooku c'est normal mais du fekkente ni dama la oto yi ba ñu leen koy jox ñoom ak léegi si ça fait plus de 10 ans ëpp na ko
dégg nga mais dinañ ko joxoon à 9 millions de francs. te oto boobu léegi bi gën a bi série ci même série bi. Oui. bi gën a perfectionné gën a ne actuel aujourd'hui mën ko am c'est le même concessionnaire je dis bien à moins de 5 millions de francs. mais xam nga loolu aussi naka la mën a nekkee. kon donc ça pose problème. kon ñun 17 problème millions ak 19 millions yu ñuy wax loolu du mën a gaaw a réglé wu. c'est-à-dire. à foog mon état bi xoolaat prix bi. état du fixer prix. état du def business. man Oui. je le dis hein. Oui. état dafa war a faciliter. joxe ay garantie comme ni ñu def AFTU dégg nga tata yi. mais banque mondiale moo financé. banque mondiale moo financé mais aujourd'hui état bi li mu waroon def mooy que yéen kat pour ngeen changer seen oto concessionnaire yi dem leen seet bu leen arrangé. seet leen motel bi leen arrangé léegi ñun ñu garantir leen mais bu ñu leen garantiree léegi li ñu leen mën a defal mooy jox leen oto hors taxe par exemple. hors taxe. mais 19 millions yi hors taxe nañ wax. ah non mais attends mais laaj ko moom comme bi ma ci loolu lañ wax 19 millions yi hors taxe nañ wax. waaw loolu xam nga oui. man damay dégg. oui. kenn génneegu koy ni ma lii rek état it waxatul ak man. état waxagul ak man. état yóbbu nañ président oto yi. gis na ko mais xam na ne xat na oto yi néew oto yi ko liñ ci soxla amu ci. li ngeen soxla amoo li ci. ñu soxla ci oto bi amu ci. comme man xaw ma ku koy jaay. oui. état woowu ma ne kaay leen jël ko. mun ma ca sori. lan ngeen soxla si dama doon toog li déglu oto bi dafa nekk oto bi benn prix bi seer na oto bi xat na changé wul 7 places 14 places la te bu dee 14 places lañ soxla am na yu ko gën a kawee. te am na lu ñu indi teg ko moo di ni du am porte bagage. oui waaw te yéen porte bagage da ngeen seen xaalis la. waaw seen xaalis rek ndax dañ siy jël ay weccit. ay téeméer ak ñaari téeméer. loolu ñoo ko ci dugal muy benn oto bi gàtt na gàttaay boo xam ne si. bokkul ak yéen soxla daal même bu fekkee lu baax la xaw ma nag oto yi parce que comme ni maa dégg rek ñuy wax te demaguma ko man ba coow ba léegi dem ma ci oto yi parce que man xam naa ne bëgguma te it lu ma ci dugal sama nit ëllëg si ñu ne man maa. kon boobu ba léegi demoo si oto yi. lu ma koy wuti comme man ànduma ci bokkuma ci état woowu ma lu ma ci wax. kon mbir mi àndoo si ba léegi nii. àndu du ma ci ànd du ma dugal nit ñi. mais nag état bi aussi. non seen kaaraange la bëgg moo tax mu bëgg renouveler parc automobile bi. te ànd naa ci renouvellement bi. oui mais ci nan lañ koy defee état woowu ma ni nañuy renouveler damaa dégg rek ba léegi may seetaan télé laay xool di xool gis oto yi télé gis oto yi président si laa ci am. gis naa président ubbil ko oto bi mu duggul. moom xam na ne xat na benn li ma jëkk constaté ci oto moom gis na ko. xat na. oto boobu xat na ci changé set muy benn te du 7 places lay changé. te 7 places lañu déclaré. ñun am nañ 7 places am nañ minicar ca gaaras ba am nañ ko it ci ñi bees yi nga xam te ne yaakaar nañ ni buñ ko changé mu dox am nañ 7 places. am nañ minicar te mën na am nañ même chose Sénégalais la comme noonu. alors Ibrahima gis nga Ndiir moom déjà àndul si mbir mi kon renouvellement bi mënul nekk lu gaaw. mënul nekk lu gaaw. ci kaw ni xam nga du moom rek la ñu waroon a laaj. usagers yi itam war nañoo xam association consommateur dama dégguma leen fenn. te ñoom tamit war nañoo xool ni ñoom tamit en tant que usager est-ce que oto bi arrangé na leen. deuxième chose du fekkente ne du ñu remplacer 14 places bi nga xamante ni da nga doon pay par exemple da nga fay Thiès 2000 francs ci 7 places bi mais bu oto bi nekkee léegi 14 places léegi ci yoo xam nga ni paasam tollootul paas bi day wàññeeku. ah oui paas bi day wàññeeku day wàññeeku. ànd ngeen si loolu. day wàññeeku 14 places mënu remplacer 7 places foofu la la gàttal xam nga. mais paas day wàññeeku. non paas yi mënuñu bokk. parce que paas 7 places ak paas 14 places bokkuñu. mais bokkuñu. waaw bokkuñu. day wàcc day wàcc bu dee fële la 1800 la. ci 7 places Thiès. waaw 1800 la. waaw mais bu dee minicar bi. mënut a passé 1300 1500 ndegam àgg na ba. donc forcément. njëg bi day wàññeeku. day wàññeeku. xam nga loolu yow journaliste nga. oui xam nga ni boo yokkee nombre da nga wàññi prix. mooy yoon. loi de l'offre et de la demande. oui tey dégg nga. waaw dem donc àggaleel. tey itam 7 places bi bu fekkee da nga ko ragal ci 14 places 2 fois 7 14 la. waaw est-ce que ñun mën nañ ko xaar clients yi ñi nga xam dañu facilité dañuy kii a dem est-ce que mën nañ ko xaar te ñun am nañu léegi. est-ce que mën nañ ko xaar. est-ce que mën nañ non ko xaar c'est-à-dire que daf ni temps d'attente bi. temps d'attente mais minicar yaa ngi si gaaru ceer yi. minicar yaa ngi si gaaru ceer yi minicar yaa ngi si gaaru ceer. nooy def minicar yi am na ay clients yu xaar mu fees. léegi boo paree ci 7 places bi nooy def minicar bi nag léegi te est-ce que ñoo bokk benn table minicar bokkul ak 7 places. bokkuñu tableau je suis d'accord. c'est vrai bokkul ak bis bokkul ak leneen. ku nekk sa tableau boobu. léegi boo leen fi indee muy yu bees sax nga naan sa 7 places yi ñooy yëf ñële. dañu bokk même place. alors donc waxtaan dafa des. te it ñun dañu am ñoo xam te ne ñoo ñuy organiser le transport. muy urbain di interurbain. oui muy CETUD.
CETUD moo yore organisation. mais kenn déggagul CETUD ci affaire bi. mu loolu la xamal ni dara jaaragul yoon bis bu jaaree yoon mooy yi ñuy jaarale ak ba oto yi génn foofu loolu mën a jaar amul fenn fu ñu ko mën a jaaree. bu aftu bi dégg nga. waaw alors Ibrahima gis nañ ci assemblée nationale ñu voté woon fa loi d'orientation jëm si organisation transport terrestre bi loolu tamit bokk na si réforme yi. waaw loi d'orientation xam nga yow encore xam nga li xew. xam nga li xew loi d'orientation bi génn na. mais décret yi kañ la ñuy génn. waaw décret bi kay moo des ba léegi. non décret yi ay décret la dégg yoo xamante ni ça peut prendre xoolal loi 2002 bi fi nekkoon loi 2003 bi fi nekkoon. mais kañ la décret yi génn loi d'orientation bi ñu dindi nii mais kañ la décret yi génn d'application yi loi 2002 bi. bu 2002 bi 2004 la décret d'application yi génn. 2004 la 2 ans après. 2 ans encore après le doog a gën te tant que décret d'application yi génnuñu mais loi bi dafa nekk noonu rek mais mënu su ko doxal. ndax décret yi ñooy fixe ñoo ko settantal donc il faut que aujourd'hui ñu xam leen mooy état bi dafa ci sama xalaat bu gàtt dafa nekk fi mu nekk nii transport dafa nekk pëcc xoobu désorganisé. foog ñu assainir ko. il faut que ñu ndax fi mu nekk nii il faut ñu wax affaire chauffeurs yi waaw seen statut seen statut mais chauffeurs yi dañuy liggéey di daw di daal maf ñaandu liggéey suba ba ngoon jot mais kenn du ci retraité ku ci accidenté bokkuloo ci assurance daf lay seppi sànni la fële tu perds da ngay perte ndax amuloo garantie sécurité sociale bu lay jël amuloo assurance individuelle donc amuloo retraite amuloo temps de travail bu ñu ku ci feebar da nga samaay da nga jël ay garab ak ay reen ak yooyu di naan mais xam nga il faut ñu dem deuxième chose état bi moo ni infrastructure bi nga xamante ne mooy gare routière daf ko mais am na arrêté bu ko organisé. oui arrêté boobu lan la wax mooy gare routière bu ci nekk fi mu nekk nii dafa am un technicien supérieur du transport. xam nga kooku mooy bac plus 2. oui mais ban moo ko am au Sénégal actuellement. amul benn bu ko si am. sauf boo maraîcher rek daa xalaat ne am na benn. am na ko mais bu amul deuxième chose am gare routière flottante yi mu ngi fi ni gaañ. mais Dakar Sénégal dem dikk sax amul day jëlee client fu ko neex tant que réglé wu problème. Sénégal dem dikk day fu ko neex lay jëlee client. non Sénégal dem dikk ma yaakaaroon ñoom ñu ngi fii. Liberté 5. mais buñ foofu la ñuy déparé du gaar légal. gaar privé la. oui alors que état fi mu nekk dafa autoriser ay gare routière privée alors c'est-à-dire que moom moo gën a yokk sax xar mi kawar. kon secteur yi dafa pëccoxoo. alors c'est clair. alors dématérialisation des infractions loolu tamit dafa nekk lu nga xamante ni yéen soxal na leen. xam nga da nga laaj ñaari affaire dama bëgg nga may ma dellu si waat ci. waaw très rapidement ndax lu ñu dese bëriwul. mooy di loi d'orientation bi nga wax. oui am nañu benn loo xam ne projet de loi la léegi. application yi mooy lan mooy décret d'application. décret d'application. woote woon nañ ci fële woote woon nañ ci méridien présidence toog nañ ci waxtaan nañ ci. yaakaar naa ne est-ce que signé wuñu ko parce que ministre Oumar Youm moo woote woon ci loolu. bon bu la ñu passé kon donc signé nañ ko pare nañ ci ñun ñëpp d'accord nañ bu génn. mais décret yi génnagul. kayit génnagul. waaw décret yi génnagul décret d'application yi. teguñ ko bët. oui. beneen bi ci des transport li ko yàq moo ñu ci dugg ñëpp waruñu cee dugg. da ngay retraité jëndi oto ñëw dugal mbaa nga nekk am kii dem jël sa jënd oto jox sa jabar fokk ñu assainir secteur bi pour mën ko régulariser. mënul bu loolu amul mënul lekk. alors wàllum infraction yi nag wala dafa am foo bëggoon daaneel très rapidement. infraction yi. waaw. infraction répété yi moom dañ ko waxoon ni arrêté woon nañu contravention répété yi. boo fayee tey benn charge nga jëm Matam wala nga jëm Tamba. nga fay infraction contravention wax dëgg yàlla ci boobu war na la mën a yóbbu boo ko fayee fayaat ko booy demee au fur et à mesure ngay àgg boo demee doo am loo añee doo am loo reere. mu nekk lu métti kon noo ngi doon demandé état bi comme lañ doon waxante ak ñoom. oui muy contravention répété ñu arrêté ko bu nu fayee dugg na ci keesu buur ñu yor suñu reçu boobu dem buy wàcce charge bi. bu ndee man ci añ man cee reer loolu mooy la. alors Ndongo ak xarale yu bees yi est-ce que waruñu dématérialiser infraction yi. mais yàgg nañ ko wax fii. oui yàgg nañ fi wax. loolu dafa nekk une nécessité absolue Sénégal donc moo nekk ci pays bu organisé. franchement parler nga xamante ni dañ lay jàpp contravention dégg ngay wëri foo koy fayee ji. ngay wëri foo koy fayee fu nekk nga dem fa dugg fa. non ni du ma weddi ndax bu ñu la jàppee Saint-Louis amuloo xaalis nga ñëw dëkk Dakar mais tu es obligé nga delluwaat ba Saint-Louis pour ma récupérer ces pièces fay ko. loolu moom vraiment boo leen ko dépassé. aller retour bi ngay def sa oto yow. 60 litres aller 60 litres au retour ci carburant mais boo ko mais ñaata la
mais bala tàgg am na ay systèmes yu ñuy def ci suuf yoo xamante ni mën na si ko wax télé peut-être. mais am na ñu noo mën nañu doxee. moo di ni dañu war a dématérialiser nga xamante ni foo mën di nekk fay ci dégg nga kii transfert de monnaie transfert argent yi. nga mën cee fay mais loi bi moo ni attestation dañu ko dindi amatul. dégg nga attestation yi nag ba léegi mu ngi dox. mais attestation ñu ngi koy joxe ba tey. mais du yoon loi 2002 moo ko dindi te loi 2002 boobu. mais lan moo tax ñu koy joxe ba tey nag. c'est pas légal. man maa ko wax. oui dégg nga di di que attestation légale loi 2002 moo ni dégg nga pour lutter contre la corruption les attestations sont remplacées par des convocations. oui dégg nga en 3 exemplaires. dégg nga nit ki da nga koy jàpp jox ko mu benn exemplaire. te benn yóbbu beneen bi commission les commissions régionales la war a dem toogi waxtaanee foofu. am na solo alors El Hadj Mansour Ndir da ngeen am grève bu leen di waajal le 25 yow dafa mel ne bokkoo si de. man bokkuma ci. lu tax. grève boobu bu ci bokk. mais sa mbokk yi dañuy grève yow bokkuloo si ma leeral ko parce que fi ma woo di ma laaj loolu. oui yoon la ma wax Sénégalais yëpp li tax bokkuma ci. su fekkoon ne dafa nekkoon loo xam ne gàllankoor na maanaam bokkoon nañu loo xam ne day dimbali transport. ci biir lay dugg ñu ànd def ko. mais intérêt personnel laa ca gis geraw yi ay chercheurs de prime ñoo ne dañuy geraw. ah bon ci man dégloo man Mansour di amul métier parce que nag ñoom ñëpp sama loxo yi lañ jaar. du ma toogee télé bi di wax. oui te li may wax du dëgg ñaan urus na jomb naa loolu. dootuma xale dama bëgg nga comprendre ni. oui geraw bi c'est geraw illégal je ne suis pas partant bokkuma. bokkuma. te it ku ma déggal da ngay dem liggéeyi may demandé nag ministre de l'Intérieur li ma wax mooy. nanu may nanu am sécurité ba mu doy du nay liggéey. kon ne libéré nga ci geraw. waaye nañu libéré dem liggéey. pesage bi nag yéen a ngi koy jooy ba tey. pesage bi. mais yéen a si ba léegi. foofu dara nekku fa xam nga lu fa nekk. oui ba léegi ñoom dañu ko dugalaat sax ci kii bi. pour mën a grève. mais bokku ci woon. tracasserie policier la ñu waxoon. oui tracasserie douanière. ay gendarmerie. nongo pesage bi nag. pesage bi mooy le règlement. ñoom ñoo si àndoon de. règlement ba léegi ànd ba léegi ànd nañ ci fépp. ñoo ko signé ñoo ko signé mooy le règlement 14 de l'UEMOA. oui dégg nga règlement 14 boobu ñoom ñoo ko signé. kon nag sama mënuñu ko weddi. man parce que non attends. waaw d'accord am na lu ma leeral très rapidement waxtu bi jeex na de. am na lu may leeral foofu. oui dama wax nii xam nga maa ngi doon def am na loo xam te ni. oui ci règlement 14 bi ngay wax. waaw du ma ci sori. mais dama la leeral ne la. en Afrique posage. oui amul lu ñu nu def. loo xam te ne jaar na ci Sénégal. di la gërëm baax di la sant waxtu bi jeex na malheureusement maa leen di gërëm baax di la sant bu nekkoon Ibrahima Ndongo consultant ak El Hadj Mansour Ndir bokk ci syndicat des transports routiers mbokk téléspectateurs yi ñu bàyyi leen xibaaru 19h45 ak soxna Aminata Ndong deuxième partie bi ñu ñëw ci 5 dernières minutes yi.